sociétal. parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex a xuloo soxla la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga wala ñu mën a yéen a ngi dégg yow am benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji dama ne bu dee déggu leen boo leen ñëwee ma envoyé leen vidéo bii mu ngi naan xale bu ñàkk fayda ba ñu génn loo ci mbedd bi da ngay perte waaw naan politiciens yi ànduma ak ñoom ci li ñuy def wala jël doomi jàmbur di leen génn loo ci mbedd mi moom lay wax ci vidéo bii kon il est en train de dire le contraire waaw bii bi mu koy defee ëpp na ñaari at tey leneen la wax moo tax journalistes yi bu ñu bëggee mën leen a partager vidéo bi délégation Cheikh Ahmed Tidiane Ba sama mag jooju di wax ni sunu diggante ak moom incha allah lu rafet la te jàmm rek a ciy nekk jàmbaar la nag waxam moo bariwul waaye mu ngi jëf ci suuf pour ñi ko yëgul Cheikh a ngi liggéey bu baax a baax ci suuf mu ngi jàppale bu baax a baax te taxawaayam fépp fu ñu taxaw di xeex gis nañ ko mu taxaw xeex poosam fekkewu ko kon ma ko yëgal ba ñëpp yëg ko ni ñun ak Cheikh Mburoog Sow la Seydou Gueye tamit di jàmbaar lool jege président di liggéey bu rafet jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi ànd ak président ci liggéeyu Sénégal donc waa Médina macha allah ànd bu rafet la ñu ànd ñëpp a ngi liggéey jërë ngeen jëf. may gërëm Pape Daouda gis naa la kontaan naa ci yow bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar bi yëpp conférence de presse bi du bu Benno Bokk Yaakaar ñun ñi nga xam ni dañoo ñëw jàppale si président. ñun ñoo bëgg a taxaw tamit seet suñuy am di jàmm ak suñuy nit boole ko waa kër président taxawal dëkk bi parce que Dakar lu ñu war a gañe la te dañu koy gañe loolu moo tax ñoom ñi toog nii ñëpp politique taxul leen a jóg bëgg président moo leen tax a jóg Dakar naqariwul gañe damay dégg souvent am ñu naan way gañe nañ Dakar de plus de 91 000 voix parce que ñooñu dañoo mënul la politique dama ni ñooñu dañoo mënul a politique élection locale bokkul ak élection nationale tey bu dee jàngat nga résultat élection locale yi di nga xam ne ñoom rawewuñu Benno Bokk Yaakaar plus de 15 000 voix ndaxte liste yi ci biir Dakar ëpp na 80 dëkk boo dem am na 10 listes wala 12 te liste ville bi 7 listes rek la woon. Tamsir fa nga dëkk amoon nga liste mais sa liste demul ville man fi ma dëkk amoon naa liste am 9000 et quelques voix sama 9000 voix yooyu aw ma répondant ville kon ñun cette liste moo am ville te moo am plus de 80 et quelques listes ci Dakar gépp léegi nag ñi nga xam ne seen liste demuñu ville te ànd ñoo pouvoir dañ koo may Barthélémy Dias man sama 9000 voix yi li ci yëpp dañ koo may Barthélémy Dias kon ñoom. boo bëggee xam dëggantaan ñaata voix la ñu rawee Benno Bokk Yaakaar bul dem sur la liste départementale jëlal 19 communes yi nga xool différence yi Barthélémy Dias liste bi mu jiite Médina 3e la fi jël Cheikh Ba sax ko raw ak loo mënti wax Cheikh Ba raw la ko ba doublé ko 4000 rek la fi am Cheikh Ba am 8000 et quelque mais 4000 am yooyu man boo xoolee tey. man 9000 et quelques voix yi ma am la ci ëpp dañoo votel candidat Barthélémy Dias kon tey jël leen 19 communes yi ngeen jël résultat Benno yi benn par benn boo leen paree ngeen jël résultat yi Yewwi par benn différence bi ëppul 15000 voix te man su ma indee 9000 ba indi lu ëpp li ma indi woon Tamsir nga indi Mame Mbaye indi keneen indi li mu yor Mbàkke ngeen indi li ngeen yoroon yaakaar naa ne xeex boobu jeex na ba noppi ñeme naa li may wax nag ndaxte élection législative yi passé maa nekkoon tête de liste opposition bi am plus de 111 000 voix à Dakar moo tax woote bi ma woote du woote Médina woote Dakar la ndax à partir de vendredi 3 bés bu nekk ñu ngi ci benn commune Dakar à la actu rek lañ koy def tànk par tànk dent pour dent ministre de l'intérieur nag waa Nouvelle Vision gërëm naa leen ak waa Médina yëpp ak xale yëpp nag xale yëpp gërëm naa leen ma ni li nga xam ni moo jëm ci décision conseil bi li ma ci wax du bari ministre de l'intérieur kenn désavoué la sa liggéey nga def jaaraama parce que le ministre de l'intérieur deful lu dul appliquer disposition yi ne ci code bi
mais loi wu parité di loi bi moo ni une liste qui n'est pas paritaire est irrecevable loolu la doxal di loi parité bay wax loolu di loi la une liste qui n'est pas paritaire est irrecevable loi rek la doxal kon sage yi man xaw ma fan la ñu jaar ba dee génne li ñu génne non man mënu ma waxee comme ñenn ñi déedéet man non man dama indépendant Abdou Karim sama mag man légalise la quoi li ma xalaat lay wax man ànduma ci li sage yi def ànduma ci parce que man rafetal bi laa mënul ànduma ci parce que ñoom ci seen bopp demoon nañu ba xam ne teguñu ko ci yoon bu koy jiñante xam ne ñàkk nañu kon bu koy di sage yi ci stabilité réew mi lañu ko teg ñoo xam fañ ko teg ba def ko nañu xam ne def nañu ko waaye ñun ragaluñu parce que ñu ñëw ñu duma leen ñu ñàkk ñëw ñu duma leen man loolu laa gëm te comme que ñëw nañu sax duma bi ci lay gën a neex parce que bëgguma ñu naan liñ fi nekk la tax ñoom ñu gagné dinañ fi nekk dinañ leen dumawaat leen mais nag jaaraama Antoine Diome parce que def na liggéeyam li texte yi wax bind na ko def na ko liste boo indee juróomi góor ñaari jigéen xam nga ni parité amu fa te man li may wax sage yi remplacement bokkul ak réaménagement bokkul ak correction boo dindee góor nga koy remplacer boo dindee jigéen nga koy remplacer te man bu jaaree yoon ñi démissionné bu leen di remplacer sexe bi ñu nekkoon lañ leen di remplacer woon seen liste du am parité ba tey dama bëgg ñu bu kenn bañ ñu nax le Conseil constitutionnel a parlé de remplacement le Conseil constitutionnel n'a pas parlé de réaménagement ni de correction et je pense que selon le texte le remplacement est sexe par sexe les hommes seront remplacés par des hommes les femmes seront remplacées par des femmes donc en conséquence si cela est respecté leur liste reste non paritaire et irrecevable loolu bañuñu ci dara la ca des nag man ku bëgg a yàq mais njëkkeel fa nga dëkk mënoo bàyyi Ziguinchor sa papa ak sa yaay di nelaw nga ne waa Dakar du ñu nelaw Ndakaaru yow li nga fi nekkee xam nañ ko tëj ne kese pour ñu doon wax naan maire da doon jëw man du ma jëw dama ne ku fi nar a yàq yow la ñuy tas sa lu bon ñun non duñ ko nangu mais ñun ay élus locaux lañu mënuñoo jël une vingtaine d'années di ko tabax Ndakaaru yow nga bàyyi sa Ziguinchor xëccoo ko pour defar ko Habib Sy bàyyi Linguèram ngeen ni Dakar ngeen di yàq xanaa ñun Dakar dañoo ñàkk fayda ñun dinañ jël suñu alal def ko ci trottoir ci ay pavé ci ay lampe pour lu la neex kese ngeen da ngay tasaare dëkk bi ñëw yàq ko dem defaraat sa dëkk nga 14 personnes yi fi dee woon ndax ñoom ani seen waajur yi ñoom perte ñu yow xalaatoo loolu nga bëgg ñeneen war fee deewaat pour rek sa intérêt bopp dama ni ñun waa Dakar nañu xam ñi ñu ko séqal waaye Yewwi ay délinquant lañu nëbbuma li may wax ñi bëgg a dégg nañu dégg waaye Yewwi ay délinquant lañu mais bu ñu ñëwee fekk fi ay voyous pire dama ni gaañi ala accu la de dama ni la mbéjum kanam borom a koy fajal boppam Ndakaaru Macky Sall moomu ko ñun ñoo fi dëkk ñoo ko moom Macky Sall duñu ko fajal man nag j'interpelle la justice ndax Barthélémy Diaz mos na fi dem Dakaractu wax lu jëm ci insurrection à la minute lañ ko jël ànd ak Serigne Diagne yóbbu kon mënoo toog di woote insurrection te dara du la ci fekk chaque fois nga défier la loi même naan man dematuma tribunal signé ji temps yi le passé pourquoi toujours vouloir défier la loi pour quelqu'un boo xamee nee nga tu aspires diriger ce pays mais tu dois être un exemple mais tu n'es exemple sur rien du tout te li koy wane keroog bi muy def conférence de presse lu mu wax Madiambal dangaa fen ba ñuul moo tax jigéen ñu ñuul ñu ni ko pourquoi kon jigéen ñun ñu ñuul ñu ay fenkat lañu mu tudd tamit ni société civile wax ci li mu ciy wax société civile fippu kon koo xam ne saa yu waxee toj lay def kooku mënul yor réew mi Ndakaaru nag du Sweet Beauté Sweet Beauté bu la neexee lu la neex def ba sumee ko mais Ndakaaru gi ku fi sumee ko ñu caw la. kilifa yi ma fi fekk yëpp jaar nga seen tur léegi Ibrahima Fall ak Mbacke Seck Tamsir sama mag Ndeye Seynabou ak ñeneen ñi ma fi fekk. Cheikh Faye Cheikh
ak kilifa yi ma fi fekk yëpp man nag Médina su ma fi ñëwee. fi nga juddoo. ñi ko xamul mooy man fii laa juddoo. football naa ba tàyyi fii ci As Diak waaye yàlla def na sama papa jàngale na ci école Médine bii. donc maa ngi leen di nuyu di leen sant di ñaan yàlla li dal Médina dal commune yu bëri mooy jubóo bi fi am ndaxte gis naa Bamba Fall dajale ñëpp waa kër Seydou Gueye ak waa kër Cheikh Tidiane Ba ma leen di nuyu di leen sant ci taxawaay boobu nga xam ne moom le président de la République bëgg ngir législative yi ñëpp ànd andi résultat bu rafet. li ngeen fi wax lépp defe naa ne mënuñu cee yokk lu sori ndaxte Bamba damay njëkkee d'abord ci décision conseil constitutionnel bi conseil constitutionnel ay kilifa yu baax ñoo fa ne ñoo xamante ne yàlla def na ñu leen di woowee sage te jàpp naa ne mote nañ ko lii wane ne mote nañ ko mooy liñ leen laaj ci loolu lañ tontu dañ leen ne ndax waroon nañu may waa coalition délinquant yooyu nga wax bu ñu ñëwee ñu def ay changement ci li nga xam ne mooy seen liste ndax loolu lañ leen laaj waxuñu leen waxu irrecevabilité dañ leen ne ndax diw ak diw war nañ mën a changer tur yi ñu dugal ñu ne donte sax loi bi waxul ne mën nañ ko ñoom mooy waa coalition ba nee nañ loi bi terewu ko ndaxte binduñu fenn ne mënoo ko def dañu wax rek ne binduñu fenn tamit ne war nga mën changer boo dugalee ba noppi lu dul erreur matérielle mu ne kon war nañ leen ko may ñu nangu ko ba léegi waaye nag waxul ba léegi ne liste bi irrecevable ndaxte dugal nañ ko 31 mai bu jotee ñu génnee liste boo xamante ne wute naag la amoon ñun Benno Bokk Yaakaar bu ñu neexee ñu déclarer wala ñu attaquer décision bi wane ne li nga xamante ne moom la ñu publier dëppoowul ak li nga xamante ne moom la ñu déposé woon ndaxte tamit defe naa ne droit électoral ñëpp xam nañ ko donc loolu mën nañ jàpp ne wax ji jarul muy gudd parce que ñu ne xam nañ ko ñële tamit boo leen dégloo bëri na lu ñuy wax ne Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar ci parrainage am dafa juum loolu tamit bëgg naa nit ñi xam ci lu leer yenn saa yi damay wax ci lu leer loo xamante ne jarul nga jàng droit wala nga def leneen maa ngi koy tooñee dem benn nit ma ne ko bu ñu nee warugar damay tooñ jigéen ñi parce que boo nee jigéen ñi warugar da ngay takki jabar ñu foog ne da nga misogyne booy takki góor wala ngay takki jabar comme jamono ji lépp da nga koy leeral warugar bi ngay joxe bu ñu la nee téeméeri junni la nga dem ñu ne la diggante téeméeri junni ak téeméeri junni ak juróom fukk mooy diggante 500 000 ak 550 000 ki nga xam ne motlewul ñu ne ko may nañ la ñaari fan nga mottali waaye léegi ki ëppal junni moom dañ koy dàq loolu yenu na maanaa ci xel dañuy laaj warugar 550 000 yow nga joxe 555 000 ñu dàq la ki nga xam ne motlewul 500 000 ñu ne ko may nañ la ñaari fan nga dem mottali donc am na loo xamante ne xel waru koo mën a nangu parrainage yu Benno Bokk Yaakaar man na te respecté na réglementation loolu nañ ko bàyyi xel ay waxi caaxaan kese la leneen li nag mooy taxawaay bi nga xamante ne ñun waa Dakar dañ ko war a am su ma ñëwee Médina nekk premier arrondissement Dakar war na am seede bu ma def ci président de la République bi ma nekkee ministre de l'urbanisme daf ma ne man de wax dëgg yàlla Dakar am naa fi yéene def ay projet yoo xamante ne wax dëgg yàlla ci histoire Dakar mérité na ko te lu ci bëri benn bi corniche bi la beneen bi assainissement des eaux usées gis ngeen ko biir Médina travaux yi ñu fiy def yëpp ak leneen li nga xamante ne tamit mooy stade Assane Diouf ndaxte ñun bañ nekkee gone buñ daan seetaani entraînement kusum yéen moom waa Dames yeeg yooyu terrain yi lañ leen daan bàyyi mais ñun dañu amoon terrain fële stade Assane Diouf fa lañ daan dem di seetaan entraînement kusum le matin seetaan xandaalu l'après-midi président ne man bu doon sama sago ñu defar corniche bi mais coow li nga xam ne am na diggante chinois yi ak waa Rëbës ñu fay ko te li ma doon gënal mooy Rëbës li ma wax ñu amaat seen terrain li ma bëgg tamit mooy chinois yi comme ñoom dañu am seen i droit tàmbali seen i projet naka lañ mën a def ñoom it ñu yeggali seen i projet xam nga loolu lu jafe la mais président di ci liggéey ba nga xam ne tey boo demee stade Assane Diouf jël nañ 3000 mètres carrés yokk ko ci mosquée omarienne mooy jumaa ji ñuy tabax jël 1 hectare joxaat ko waa Rëbës mairie Dakar Plateau dina tabaxaat terrain ba pare chinois yi ñu bàyyi leen beneen partie ba pare utal leen leneen defe naa ku def loolu yéene nga waa Médina yéene nga waa Rëbës te yéene nga waa Ndakaaru donc loolu muy taxawaayu président ci Ndakaaru ak ci Médina ñun nag
ni ko Bamba waxee boobu ba léegi ak ñi fi jël kàddu yëpp coono yi nga xam ne président de la république daj na ko ci Ndakaaru coono yi nga xamante ne maire yi daj nañ ko ci Ndakaaru ku ci ne di xool noo mën a defar di pavé lu ci ne ñu defar ñuy seetaan ay nit yoo xamante ne ils sont irresponsables jëlale naa sax bakkan yi ngeen fi tudd léegi ndaxte loolu xel warul sax xalaat di taxaw di ko bàkkoo naan li fi amoon ndaxte ñàkk xel foofu la tàmbalee ay bakkan yu rot ay bagages yu jàmbur yu yàqu ay commerçants yoo xamante ne mënatuñ liggéey ay magasins jàmbur yu ñu yàqu nit ñi ñëw taxaw naan la li fi amoon te li fi amoon ñun ñëpp xam nañ ne dafa am lu ci rax bu ñu waxee dëgg dafa am lu ci rax du waa Ndakaar ñoo génn di def ñaawteef yooyu donc taxawaay boobu ñu war a am ñun mooy taxawaayu fulla muy taxawaayu yeewu ndaxte nit ñi ci li ñu nekk mooy dox ci li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ak seen bakkan boo seetloo ci vidéo yi di ngeen ko gis ci réseaux sociaux yi koo xamante ne ñaari at ci ginnaaw bi mu amul benn problème daf la daan wax naan man de ndaw bu ma gis dama la naan élection bu jotee demal voté toog sa kër tànnal ci la neex waaye bul xuloo bul xeex léegi boo demee ba yow am jafe-jafe ak justice boo demee ba yow def say njombe yoo xamante ne tax na ba sa liste irrecevable nga ne waaw kon gone yi léegi bu leen toogati ba xaar élection génn leen ñu xeex génn leen ñu yàq loolu moo war a tax ñun nitu Ndakaaru ñu yeewu ñu am dégg-dégg te xam ne am na ñoo xam ne bu ñu leen déggalee yàq réew mi la ñuy def amuñu kersawu ku ñu xulool daaw ànd ak yow ren dégg ngeen li ñuy wax Ablaye Wade président yi fi jiitu dañ leen war a rey boo jaaxlee dem ci ñoom boo xëyee kilifa diine yi joxoo leen cër nu la neex nga doxalee loolu ci politique ñun waruñu ko nangu. système bi leneen nag mooy li Bamba wax mooy fulla te loolu defe naa waa Medina am nañ ko waa Ndakaaru am nañ ko mooy am taxawaay ba nga xam ne ñun suñu njaboot kenn du ci def naka su dul noonu waaye suñu dëkk tamit kenn du ko yàq te loolu nag defe naa ne jarul wax ju bëri ku gis toogaay bi xam ne nit ñi toog nañ toogaay bi ci war te matuwaay bi ci am moo xam fulla bi mu am fulla bi mu laaj fit bi mu laaj ak taxawaay bi mu laaj bés bu ko jotee di ngeen ñu ci gis asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. yaakaar bu ñu lëndëmal xel yi élection boo ci gis rek am na ku koy organiser ci disposition yi nga xam ne moom la loi bi tëral ñëpp xam nañ ni élection locale élection collectivité territoriale yi administration préfet yi ak sous-préfet yi ñoo ko yor ñëpp xam nañu ni bu dee problème mu parité bi bu dee élection présidentielle conseil constitutionnel ñoo ko yor mais bu dee élection législative ñëpp xam nañu c'est le ministre chargé des élections mooy ministre de l'intérieur kon ngay jéem a naan arrêté bi nangam mais arrêté boobu la ñuy xaar ci moom loolu la code bi bind. may fàttali tamit ñi comprendrewul naan liste Benno Bokk Yaakaar du jàll parce que amul parité dañoo juum de am na parité erreur matérielle moo ci am ci disposition yi parce que boo xoolee liste bi dafa am fu ñaari góor tegloo ak fu ñaari jigéen tegloo. kon ma jox Karim mu expliqué. waaw dama nga baal ma loolu yegg si wu ma ci parce que ñu bëri dañ naan liste nationale suppléant wu Benno Bokk Yaakaar paritaire parité bi ko loi bi di wax dafa ne parité numérique parité maanaam foo teg fukki góor ak fukki jigéen ñun waa Médina ñi miin rue 9 xam nañ woyu Fatou Gueye boobu du dëgg parité foo teg góor fa teg fa jigéen loolu la ñu wax bi ñu demee ci li nga xam ne moom mooy liste yi ñu déposé te lu mel noonu sax dafa xew ci gaaya ku ko xam mooy dëkk bi maam Fawad Wele jóge fële ca Dagana dafa am ñu déposé liste góor yi ak jigéen yi boo leen nattee maanaam bu ñu nee 20 candidats lañ mu am fukki góor ak fukki jigéen mais cour d'appel de Saint-Louis lan la leen wax bi ñu demee dañ ne am nañ fukki góor ak fukki jigéen waaye ni ñu ko teglee melul na mu war a mel bi ñu defee loolu tribunal bi ne leen parité bu ñu koy wax esprit bi mooy parité numérique foo am fukki góor am fa fukki jigéen léegi nag ndax teg nañ ko ni mu war a tegloowee loolu erreur matérielle mu ne kon dem leen ngeen bàyyi waa gaay ñu mottali seen liste teg li nga xamante ne moom moo war a am loolu nag dafa uteeg li nga xam ne moom moo dal waa yeewi askan wi parce que yeewi askan wi dañ nekkoon ci xëccoo ci maay dem doo dem fii laa bokk fële laa bokk parti yi déggoowuñ ñii bëgg a andi ay góor ñii bëgg a andi ay jigéen bi ñu demee ba mu des ñu war a déposer déggoowuñ ñoom it ñu dem déposer fi nga xamante ne nombre impair la boo amee 7 da nga war a andi ñeenti góor ak ñetti jigéen ñoom ñu andi juróomi góor ak ñaari jigéen te loolu nag amul parité parce que parité da nga war a andi nombre bi ba pare nga tegle leen boo leen teglewul juge bi nee na loolu erreur matérielle la rek mais xam nañ ne am nga yéene bi ndaxte andi nga fukki góor ak fukki jigéen
waaye ki nga xamante ne nag andiwul nombre bi kooku jàpp nañ ne amul woon yéene respecter parité donc loolu tamit na leer la ñuy wax boo demee ci li ñuy wax jurisprudence yëpp leeral nañ ko ci donc sëñ Bamba ma leeral ci. jërëjëf donc Abdou Karim leer na naa ñi journalistes yi dégg ngeen parce que booba léegi nit ñi dañuy wax tontuwuñu li ci suppléant boobu ni ko Karim waxee nombre góor yi ak nombre jigéen ñi ñoo tolloo dafa am ñaar foo xam ne ñaari góor a fa tegloo ak fu ñaari jigéen kon bu ñu koy corriger du ñu sax nit ko bees dañuy wàcc kii yégal kii donc yaakaar naa ne erreur matérielle lañ ko tuddee kon liste Benno Bokk Yaakaar nit mënul fexe ba du compétir loolu mu leer naa ñi maa ngi dellu gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam di xam. salaamaaleykum monsieur le maire maa ngi lay nuyu di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo di nuyu moom mbooloo mi fi teew ñëpp di dalal jeunesse bu département bu Dakar ñu ma yàgg àndal di liggéey di leen dalal ñu ñëw maa ngi tudd Sophia nag dama ñëwoon wax ci affaire département de Dakar maanaam Sénégal lañu wax ñun ay ndaw lañu te waruñu seetaan ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ay noonam ñu yàq suñu Sénégal waruñu ko seetaan ndax Ousmane Sonko ay njabootam ñu ngi ci wetam ñu ngi toog toujours ñu ñooy nekk ci terrain bi ñun la ñuy woo ñooy xeex bu xeex amee ñun la ñuy woo ñooy dem xeex bu def lu baax amee ñun ñooy jël bopp yi ñu séddoo ko liste bii nii gisoo benn jeune boo xamante ne am na moins de 35 ans di ko dugal ci seen liste amul bu xeex jotee rek dañ leen wax ngeen ñëw génn xeex ci biir loolu nag dootuñu ko nangu dañoo jug taxaw ak pour témb nit kii balaa kuy yegg place di ko yàq ñun lay njëkk a dégg ndax ñun ñoo nekk Médina ñoo nekk centre bi dootuñu ko nangu dootuñu ko may kenn nag ku mu munti doon nag ku ñëw rek danañu fekk ci yoon bi ñu ngi suñu chemin toog di ko xaar taxaw nañu tënku nañu pour xeex ak ku munti doon nag rawatina nag ñun ay jigéen lañu dañoo yor suñu doom yor suñu njaboot dootuñu ko seetaan nag ku munti doon nag dootuñu la seetaan fii nag Médina moom xam naa ne waxuñu sax Ousmane waaye yéen moom mënu si am dara ndax ñi ngi toog di ko xaar fii ñi ngi toog di ko xaar ñi ngi ànd ak monsieur le maire Bamba Fall ànd ak monsieur le délégué Ahmadou Diamba ànd ak monsieur le ministre Seydou Gueye ñi ngi dooroo nag ñi ngi dooree doon benn say te ku ñëw di ñu fi fekk man moom maa ngi taxaw di leen xaar merci. di nuyu Adja Seynabou Ndour mi ngi si président bi aussi ñu ngi koy nuyu Cheikh Faye aussi mi ngi si président bi nuyu Cheikh Aliou Seye mais aussi nuyu waa département de Dakar yi nga xamante ni def nañ déplacement bi ñoom ñëpp ñëw mais aussi nuyu monsieur le maire Ibrahima Fall mi ngi toog si président bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mbokk yi kàddu gi du yàgg ñaari point rek laay wax muy gis nañu décision bi nga xamante ne conseil constitutionnel génne na ko ba ci dem wax ci ñaari liste yi benn bi mooy liste Benno Bokk Yaakaar gis nañ décision bi on en prend acte waaye gis nañ décision bi nga xamante ne Benno conseil constitutionnel génne na ko ci liste coalition Yewwi Askan Wi au niveau du département de Dakar on en prend acte loolu la suñu tête de liste majoritaire wax muy honorable Aminata Touré mais ñun en tant que jeune li ñuy wax mooy décision boobu dégg nañ ko waaye décision boobu suñu neexee mën nañ ko commenter ndax Ousmane Sonko ak waa Yewwi Askan Wi li ñu bëgg a def mooy ils sont dans la provocation stabilité bi nga xamante ne son excellence le président Macky Sall andi na ko fekk ko Sénégal téye ko 2012 ba 2022 mu nekk opposant saa yu pouvoir législatif génnewee décision saa yu pouvoir judiciaire génnewee décision mu ne àndu si ne dafay woo ba ci dem ba plus de 200 000 jeunes ñu ànd ak moom marche dem ba xam ma fan ñun en tant que jeune de la Médina li ñu koy xamal mooy ni nous respectons la justice nous respectons les institutions de ce pays waaye ñàkk ñu fayda ñun waa Médina ku ñu xam-xam ni ñàkk ñu fayda ragaluñu on respecte l'administration waaye du ñu nangu ku dëkk feneen ñëw Médina ne da koy yàq ñoo bañ monsieur le maire Bamba Fall taxaw nga ne yaa bañ xamal ne am nga ñeneen ñoo àndal taxaw ne ñoo bañ lu mu leen jalal nañu ko ndax ñun lu ñu bëgg mooy Sénégal démocratie sax fi ñu def ay élection yu leer ndax opposition bi ñëpp gis nañ leen
élection locale yi passé bi ñu gañewee certaines communes de Dakar kenn déggu leen ñu kaas alors li ñu war a comprendre foofu mooy ne saa yu leen décision bi favorable dañ naan dañuy génn taal réew mi en l'occurrence Ousmane Sonko ñun Médina nag dinañu mobiliser plus de 1 million de jeunes delloo Ousmane Sonko fi mu dëkk su ñëwee Médina da koy taal. jërëjëf wasalaam je vous remercie monsieur le maire. jërëjëf. les différents responsables de Benno Bokk Yaakaar Médina salaamaaleykum les responsables de Dakar les responsables jeunes salaamaaleykum waa Médina les militants les camarades les sympathisants ñu ngi leen di nuyu di rafetlu aussi seen teewaay donc je vais commencer mes propos pour wax benn mbir mooy ñu féliciter dans un premier temps ki nga xam ne nii mooy le maire Bamba Fall bi nga xam ne investir nañ ko ci liste départementale pour élection législative monsieur le maire en tant que doomu Médina yow yaa ñu taxawal te Médina xam nañ ni benn couleur la Médina xam nañ ni benn mbubu la amul benn couleur u parti politique wala coalition politique dinañu àndandoo ñu xeex yow nga taxawal ñu jéem a xool naka la ñuy joxe une majorité au président Macky Sall loolu mooy bu njëkk beneen bi ci topp may saluer initiative bi nga xam ne nii am nga ko jël ko tey impliqué ci les jeunes de tous les responsables ñi nga xam ne ñooy soutenir le président Macky Sall à la Médina initiative bu guerrier nga jël initiative bu xeexkat nga jël initiative bu xare nga jël ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax jële ci sant parce que ñëpp xam nañ ni nag politique li ñu gën a tardel je tiens encore à le dire les différentes communes yi nga xam ne ni ñoo nekk biir Ndakaaru ñu perte ko ci élection locale yëpp ay réunion moo tax ñu perte ko monsieur le maire nee na réunion yi doy na nañu wàcc takk pour mën a jox le président Macky Sall ndab li bu weesoo loolu ñuy wax ne nag dañu dégg une déclaration du président Ousmane Sonko mu génn ne toog Ziguinchor ne fépp foo mën a taxaw ci Sénégal nañu daje biir Ndakaaru mais Ndakaaru nañu xam ne dafa am boroom Ndakaaru nañu xam ne sunu maamu Lebu yi ñoo ko sanc Ndakaaru nañu xam ne effectivement alalu Sénégal la te c'est au cœur du Sénégal may wax ne nag tout simplement monsieur le maire sa bi du ñu bett ma expliquer leen benn anecdote bu ndaw mu mën a tëgg wax ji yëpp ba nga ñëwulee pouvoir les événements de mars boobu yaa ngi woon opposition de mais da nga taxaw ne Médina en tout cas quel que soit le problème ak la brigade de surveillance taxaw xeex loolu ngir le président Macky Sall ngir réew mi boobu nekkoo woon au pouvoir donc boo wootee woote bi duñ ne woote gulet la te incha allahu rabi avec tous les leaders de Benno Bokk Yaakaar en tout cas de la grande mouvance présidentielle dinañ ci ànd ak yow muy biir Médina muy biir Fann Gueule Tapée Colobane muy biir effectivement toutes les communes en tout cas du département de Dakar pour wax ne na yeneen communes yi bàyyi permanence bi le travail c'est à la base on doit être à la massification loolu le président soxla nañu bàyyi réunion yi dem permanence nationale réunion loolu dëgg la mais ku nekk bu réunion goxam jël ay décision goxam ku dugg Ndakaaru rek foo mënta jaaree dina am ñu la koj balaa ñeneen ñi di ñëw donc en tout cas nous resterons toujours debout la li nga xam ni ñoo fi dëkk dañu war a aar fi ñu dëkk dañoo nangu nag ki nga xam ne xamul lan mooy homme d'État ku ko xam da nga war a am posture da nga war a toog da nga war a xalaat da nga war a calme di xool naka ngay defee waaye doo woo la jeunesse consciente de Dakar à l'insurrection dañu ko tamit bu ñëwee ñu taal ko fii ku fi taxaw ne da ngay jaay bandi ñoo la gën a bandi fii la ñuy juddoo monsieur le maire baal ma expression yi nag mais bu dee dañ koy taal de nëbbatuwuñu laqatuwuñu donc loolu laa amoon li ñuy wax nous sommes prêts au combat te à partir d'aujourd'hui lépp manifestation bi ñuy def dañ koy combiner toutes les réunions pour sortir sur le terrain dañ koy combiner il est hors de question maintenant que les gens pensent que la Médina est divisée nous ferons bloc et nous allons vers eux on va pas attendre je vous remercie. Merci. Adja Ndeye Seynabou. Merci beaucoup monsieur le maire ministre maire Mouhamadou Bamba Fall. Merci beaucoup waa Médina maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne kilifa Benno Bokk Yaakaar yi fi daje yëpp di suñuy frère di suñuy xarit di nuyu conseil municipal bi
di nuyu waa Médina yëpp ak surtout la jeunesse. Monsieur le maire d'abord dañ lay féliciter ndax loo am yaa ko may sa bopp dañ lay féliciter ndax lu ñu la defal mérité nga ko dañ lay féliciter parce que bañ la tànnee boole ci set yi nga xam ne ñoo nekk département de Dakar ñun dañu kontaan kon danañ xam ne am na lu ndaw bu mat ndaw ci assemblée nationale macha allah ñun nag ñuy mbokki président de la république lu ñu am tey man moom la lu ñu mel tey moom la tey kon bu ñu toogee bañ na ñu ngi jublu ci législative waaye Yewwi Askan Wi problème bu ne ñu indi ko bu ñu waxee lii tey la suba ñu wax lële bu ñu waxee lii tey la suba ñu wax ne suñu yoon ca fa ñu nekk ndax ña fa nekk mën nañ fi ñu bokk waaye fii Médina ñu ñëw jël te ku ne xamante nga ak sa borom ñun dañu mayul kenn suñu ministre maire bi dana dugg assemblée dana toog assemblée dana jàkkaarloo nit ñi assemblée ndax nag menace yaa ngi bëgg a bari te ñun Médina ñoo ko dëkk ñoo fi dëkk ñoo ko xam ragal daw dëkku fi tàppet dëkku fi ñu am nag ay xale man lu may wax rek à chaque fois du mën a jigéen ñi ndax jigéen ñi macha allah dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu wér ak guddi gi fan ba ñu fekkee lépp mais la jeunesse bi dañ leen a xeexloo jeunesse bi dañ leen wàcceloo ci terrain bi jeunesse bi dañ leen di dugal ci lu nekk mais kon jeunesse bi am na lu ñu mérité li ñu mérité mooy doole leen li ñu mérité mooy taxaw seen wet li ñu mérité mooy di leen neexal di leen toppatoo ba ëllëg li ñu bëgg ñu soxla am ko ci ñoom man noonu laay gisee ñuy wax nag ci président Macky Sall gàcce ngaalaama Sall ngaare lam tooro ndax nag danoo gisul lu nga tane ci Senghor ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade li président Macky Sall def ci réew mi amoo ku ko def ci réew mi ndokk nag monsieur le maire ba nga toogee xam ne foofu la nga teg fa sa loxo ñu ànd ak yow ci loolu fu mu yem neex ñun ñoo lay gunge ñun ñoo lay tàccu ñun ñoo lay supporter ñun ñoo lay xeexal ñun ñoo lay teg assemblée nationale incha allah maa ngi gërëm nag Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi nga xam ne sunu frère la sunu xarit la nekk nit bu baax taxaw engagé wu politiquement ci Médina président dafa woote unité di gërëm aussi monsieur le ministre Seydou Gueye ndax nag comme que yàlla dafa ne nanu booloo ñu nekk benn jël monsieur le ministre maire def ko ci liste bi loolu waroon na tax képp ku ci ëmbal sa morom dara nga teg ko ci suuf ba xeex di passé dañu ñaan yàlla unité bëgguñu ku ñu jaxase bëgguñu ku ñu feewale ndax nag ñii ñu jàkkaar loolu ay bandi la waaye defe naa ne kuy jaay bandi ba dugg biir Médina da nga def ko dellu fa nga jóge woon may ñaan rek ñu bokk ndey bokk baay bañ a xajal kenn suñu diggante xam na benn xeex rek la ngir président Macky Sall mën a yeggali mandat il faut que assemblée bi ñu am majorité te lu mu jaral waa Yewwi Askan Wi jaral nañu lu ko raw duñu daw duñu day ndax fii sax booy seet da nga naan est-ce que jigéen ñi sax gënuñu ëpp fi xale yi ndaw parce que jigéen ñi duñu daw duñu mës a daw ragal dëkk te monsieur le maire ni ñu ko bëggee noonu lañ koy defee foo joxe ñu ànd ak yow foo diree ko ñu ànd ak yow te dañu mayeetul kenn bu xam ne day taxaw di la wàcce dootul amati kooku dootuñu ko may kenn wasalaam jërë ngeen jëf. ay ñoo sax moom fii mais taxawaayu Médina ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax taxawaay bii moom la ñu bëgg mu nekk taxawaay partout dans le département de Dakar te taxawaay boobu mët na parce que gis ngeen jeune département de Dakar yi wax nañu jël nañu engagement à partir de maintenant dootuñu bàyyeeti kenn kuy ñëw di attaquer suñu ay institution wala di attaquer suñu ay leader. Monsieur le ministre. maa ngi leen di monsieur le ministre maire. salaamaaleykum. man damaa am lu ma naqari. li ma naqari mooy li conseil constitutionnel décision bi mu jël
man daf ma metti parce que du yoon am na droit jël responsable politique am na droit apprécier mais du yoon parce que la parité est une loi constitutionnelle dañ ko war a respecter ñoom respecté wuñu la parité te ñoom seen bopp dañ ko reconnaître ni respecté wuñu parité donc li conseil constitutionnel wax man ànduma si je ne suis pas d'accord muy benn ñaar ñu wax si waxu Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko tojul Ndakaaru ay toj la def Ndakaaru tojul Ndakaaru de ay toj la def Ndakaaru ñun dinañu bàyyi koo xamee ni depuis plus de 10 ans dafa changer radicalement le visage de Dakar wala Ndakaaru léegi ak Ndakaaru démb ay pont autopont yoo xam ne nga daan rêvé ay Europe nga daan gis TER bii africaine amu ko fi stade de dernière génération bàyyi benn waay jóge sa àll ba def say toj biir Dakar ñëw ni da ngay soulever les jeunes da nga leen di jël comme des chairs à canon yóbbu leen ñu xeex dee après yow nga toogaat pour lan pour ce seul intérêt sa intérêt donc moo tax nga jóg loolu duñ ko nangooti Dakar di non maintenant dootuñu xaarati sax moom mu jóg di wax ñun maintenant à partir de maintenant on est Dakar à partir de maintenant on est Dakar loolu daal laa amoon lu may wax parce que ne si biir la koy tënk maa ngi leen di gërëm. merci beaucoup Tamsir Sokhna.